asalaamaaleykum mbokk yi baaxoo ànd ak waa télévision Dakaractu ni ñu ko baaxoo di def ci campagne bi mu dooree rek ba léegi di am mbégte di dalal ñi nga xam ne dañ bokk ci kujje politique bi fas yéene jongante ci élection législative yi nga xam ne ñu ngi ko jàpp fanweeri fan ci weeru sulet atum 2017 ñeent fukki parti wala coalition de parti yu bokk ci jongante bi ñeent fukk ak juróom-ñaar sax bu ci leeral ñoom ñoo bokk ci li nga xam ne moo di kujje politique bi tey jii ñu am mbégte dalal ki nga xam ne moom moo di Moussa Touré nañ dellu si tout à l'heure jéem a fàttali ci tuuti rek jaar-jaaram ànd ak ceeg sëñ Badara Diop ci waxtaan bi nga xam ne saa yu nekk rek moom lay am mbégte di ànd ak moom sëñ Badara ñu ngi lay nuyu. di la fay El Hadj Guissé am mbégte également comme ni nga ko waxee di jàkkaarloo ak yow toujours ci émission bi di débattre campagne ñu door ko ci campagne bi ba léegi. maam mbégte également ñuy dalal ki nga xamante ni sunu papa la muy ki nga xam ne moo di Moussa Touré te yaakaar naa ne sénégalais yi dinañ jëree njëriñ bu baax a baax ci li nga xamante ni mooy débat bi. sëñ Moussa ñu ngi lay nuyu. maa ngi leen di fay di leen sant di leen gërëm dégg naa fan yee passé sama benn mag di wax naan moom bu yeewoo suba teel bu ne cëpp tànkam si lal bi yéen lay jëkk a xool. man dinaa koy def man bala may tëdd laa koy def booru minuit 1h du matin ndaxte bi ma yeewoo damay nekk si yeneen yitte bëgguma nag kenn fiir waaye daal dinaa ni daa leen bàyyi bët tuuti di bëgg si bu baax a baax si li ngeen di bind li ngeen di wax si réew mi donc maa ngi leen di nuyu yéen ñaar ñi sama naataango yi di nuyu seen waa kër gi. jërëjëf leen encouragé bu baax a baax ci liggéey bi ngeen di def. jërëjëf monsieur le ministre parce que foofu la ñuy njëkkee amaan bu ñu tuddee Moussa Touré dañ naan ministre des finances ba woon ci jamono 1981 ba 91 mu ngi ci ministère des finances balaay boobu sax ndaxte inspecteur des douanes la dooree liggéeyam ci Paris ci aéroport waaye ci France la jàngee li ci gën a bëri. ci li nga xam ne moom la ñu ko ràññee mu di ay lijaasaam waaye moom maîtrisard la en sciences éco la woon mu am licence en lettres mu am licence en histoire mu doog a defi douane loolu yëpp xam naa ne di dellu si parce que day xaw a jaaxal nit ñi lool. ci diir bu gàtt nit war a mën a jàng loolu yëpp xam naa ne ci génération la ne am naa ne léegi moom peut-être mënul nekk mais ci ministère des finances. atum 1981 ba 91 nekk nga fa directeur de cabinet ministre ba nekk fa secrétaire général ministère bi nekk secrétaire d'état ministère nekk ministre délégué balaa nga nekk ministre des finances maanaam fépp fu ñu war a jaar ci hiérarchie ministère des finances jaar nga fa. kon te mën nañ jàpp ne réew mi moom lu fi réer rek mën nañ la kaa laaj. dafa li nga wax ci la jaaxal. xam nga man économie dama ko jàng waaye sa njëlbeen ba gën a lu ma woon dama bëggoon a nekk médecin moo tax ma def loolu ñu daan wax sa jamono jooju bac science expérimentale waaye xam nga ñun sunu kër fi ma juddoo màggee fa Gueule Tapée sorewul campus universitaire bi ba ñu nekkee xale fu lañ daan fawe foofu si déeg yi ak si toolu mango yi toolu Kéba ak toolu Malgache mooy fii rectorat bi nekk léegi alors bi ma amee bac fas yéenee jàng médecine mois de juillet août man ak sama morom ñi ñu dem di doxantu ba romb juste foofu fac de droit nekk ma gis benn waaye mu ngi toog di jàng booba temps man xaw moo ne sax am na deuxième session parce que dama ni kii moom ñëpp a ngi vacances mu nekk fii di jàng lu muy jàng nii ko man dama nekk koo xam ni dama soboon yooyu temps mu ñëw jegeen si ko laaj ko lu muy def mu ni moom daal dafa war a préparer deuxième session ma ne ko lay jàng mu ne ma médecine def naa ni sax Guinéen la woon am boobu temps Dakar moom ñëpp lañu daan ñëw booba temps moom sunu njàngu Sénégal gii amoon na maanaa fonkoon nañ ko ña nekkoon kilifa jamono yooyu sunu réew yii yépp
Dakar la ñu jànge bi ma ñëwee mu ni ma Guinéen la dafay préparer deuxième session looy def mu ni ma médecine ma ne ko am ndey bu ñu ubbee classe yi moom laa bëgg a def mu ni ma tet médecine ak a jafe ba bu koy waxee xam nga bu fekkoon ni dama réfléchir dama naan kii ñuy collé première session muy préparer deuxième session xëy na dafa xerañul dëgg waaye daf ma tiital ñu ma médecine moom boo koy def foog nga am mémoire li ñuy wax mémoire d'éléphant ne ko boobu côté man sant naa si yàlla mu ma nag léegi foog nga mën dessiner ma ne ko dessin de moom mu nekk ba léegi xaj sax mënuma koo dessiner mu ni ma et puis dissection yooyu ñuy def deret ji ma ne ko man deret mënuma koo gis kooku daal moo ma tiital billaay ma dem def science économique waaye nag da ciwu ma ko ndax sama rak bi topp si man nag naa ko juróom benni at moom dafa def bac série D dama lay gàttal sax parce que leneen la bëggoon def waaye maa ko soñe fekk xam nga sunu étudiant médecin militaire yi ñu daan formé Bordeaux ñu ubbi fii école de santé militaire man ko ndax moo dem foofu dugg fa surtout que foofu boo fa duggee du sax bourse da ngay am solde booy monter di monter ba génn nekk sous-lieutenant amul problème mu chômage amul problème mu place et nga nekk sous-lieutenant après nekk lieutenant donc noonu la fa duggee moom ba nga xam ni daaw la jël retraite am comme professeur agrégé de chirurgie mun naa ni am na fi sax ay professeur de médecine yu bare yoo xam ne moo leen jàngal moo nekkoon chef du service de chirurgie de l'hôpital Dantec donc sama yéene goog la ma bëggoon moom laa ko xëpp alors léegi comme dama ni économie man du woon samay mbir waaye nag noonu naa compter xaalis danaa def ayoon naa si nag di góorgóorlu di wut xaalis te naa ko mën a wut yar naa fi ay souris mooy janax yu weex janax tubaab yi daan ko jaay yar naa fi ay patax suñu kaw kër di ko jaay balaa boobu sax bañ daan bii ay karo daan naa gañe karo di ko jaay di jaay égaat da nga bëggoon xaalis ko waaw dama ko teel a bëgg waaye nag xaalis bu leer bu jëpp def naa fi sax yooyu ñuy wax trotto yu amatu fi léegi trotto ak trottinette ñu daan jël ay ñuy wax les roulements à billes defar benn espèce u guidon defar benn planche nii toog ci kawam teg ko si muy daw ñu lay pousse gis nga pont de la canal de la Gueule Tapée foofu booru cinéma Rio ba cinéma Pax xam nga dañ ko couvrir foofu lañ ko daan dawale man dama si amoon benn parc mu daan loué da nga defar say chariot di ko loué parc laa amoon trotto buy course vitesse bu gën a rëy ak yooyu dama ko daan loué donc fu nekk jaar naa fa waaye nag xaaj boobu yëpp xerañ jaar naa sax bettex plomb foofu nekk RTS fa mu nekk léegi foofu pàkk la woon bu ñu daan jaayee kii fekk man sama papa mu daan liggéey compagnie des eaux mooy SONES bi léegi foofu nekk si booru Dantec château d'eau boobule sama papa moo ko doon commandé xam nga yooyu temps tuyau Dakar yi d'ailleurs monde bi yëpp sax dafa nekkoon plomb alors nag xam nga ñu gis ni plomb boobu dafay créer loolu ñuy wax saturnisme benn jàngoro la et comme mu ñu woon changé plomb yi yooyu yëpp bu ñu ñëwaan sunu ngox yooyu Gueule Tapée yooyu bu ñu amee fuite bu ñu daggee fuite bi def ci nag fonte fonte moo si tegu avant léegi plastique yi am dañ ko daan delloo foofu sa service ba mais amatul woon njariñ bu fekkee dafa jegeñ sunu kër nag fa lañ koy teg mu rangé nii rangé ma dëkk Gueule Tapée daan jànge école Malick Sy foofu sa mosquée bu nekk boobu temps dañ ko daan dox jóge Gueule Tapée dox jàngi dox wàcc añ doxaat jàngi ngoon dellu siwaat léegi nag bu may jàngi damay jël sama benn paaka rek bu rëy jël sama benn xeer rek dagg sama morceau plomb mu nga plomb dafa diis def ko sama sac mu demee ba sa paak ba ma jaay ko
léegi nag danaa jëndee samay pastel ak i pain boulette ak i yu mel noonu ak dibi. ba temps dibi xam nga dibi tër yi bu dee dibi yàpp nii bu rëy. 5 francs la woon dërëm. bu dee nag foie res muy 10 francs. ñun si yooyu la ñu jaaree ma dellu si affaire économie bi donc noonu la jàngee économie. waaye nag xam nga dama amoon choix ñu dañu jàng économie wala beneen matière di yéeg comme sama frère bi ba nekk agrégé man comme déjà amoon naa sama métier man daal li ma bëgg a jàng léegi mooy loo xam ni dinaa si jàng loo xam ni dina gën a ubbi sama xel gën ma xamal àddina français moom am nañ fiy làkk kooku moom gën koo jàngaat surtout que temps yooyu sax déggoon nañ bu baax waaye gën koo jàngaat bonul on a defee une licence de français lettres modernes français histoire moom dafa mës a neex même mun naa ni sax au bac note bi ma gën a am bi gën a rëy si histoire la woon c'était la 2e guerre mondiale xamoon naa tur généraux russes yi généraux allemands yi généraux américains yi guerre ak guerre yëpp Stalingrad yooyu yëpp mu neex ma donc noonu laa demee defaat encore une licence d'histoire teg si nag bi ma dellu see 69 ni nga koy waxee sànq ba nekk aéroport liggéey at ak quelque chose ma am chance delluwaat France dafa at ak genn wàll jàng informatique. boobu temps dañ koy jàng amul woon logiciel yi ngeen di def. da ngeen def sa programme. donc benn centre de recherche bu tudd IRIA institut de recherche en informatique et en automatique bu nekk Versailles ma def ko fa. dem encore loolu ñuy wax CNAM conservatoire national des arts et métiers def fa nag loolu nga xam ni moom a structuré mooy benn certificat en organisation et méthode. foofu laa yem nag. alors juste balaa ñuy sóobu ci campagne bi puisque waxtaan bi. nga baal ma tuuti am na la wax sànq fa ma jaar yépp dafa am seen benn confrère. ni nga ko limee nii la ko limee benn bés ni mu waaw kon daal monsieur le ministre vous avez rampé mooy da nga raam comme bébé. ma ni ko déedéet du rampé. waaw rampé wu ma dama jàng sama métier. dama ko jàng ba ma ko. jaar ci échelon yi ko. parce que wute naag tooñ ma kenn nag. parce que ñun ñoo jàngale fii université am na fa ñu nekkoon étudiant UPS ñeneen ñaa ngi fii si réew mi. ñooñu dañ ko nekkoon waaye ñun nekkuñu ko woon ñooñu ba ñu jeexalee seen maîtrise boobu ngay wax def ENAM ku sa génn sa ëllëg sa lañ namee directeur wala adjoint au gouverneur. wala yu mel noonu. man nag aéroport bi effectivement laa commencé boobu temps bare na yoo boobu temps melul nii di liggéey parce que ni mu meloon. da ngay liggéeyu préposé de douane bi parce que da ngay aéroport du fermé. bu guddee yow yaa fay nekk ay def lépp déclaration yaay tamponné bind numéro bind def lépp ba mu yegg loo xam ni par exemple demoon Dakar Port Gué ma demoon par la suite da ngay nekk sa bureau rek déclaration bi ñëw nii. nga traité ko. or fële aéroport yaa koy def lépp ba mu yegg. amay dégg donc noonu la ñu commencé. ak yooyu metti ngay fanaan guddi di kii yàlla def nag ñuy dem waaye xam nga ñu bari dañu man léegi leen jaaxal mooy ñu gis ma ci politique man mii. xaar ba am juróom-benn fukki at ak ñeent. soo ko sóobu ci politique. door a sóobu ci politique ñëpp la jaaxal man mii la jëkk a jaaxal. ah bon waaw parce que xam nga ministère des finances boo fa nekkee juróom-ñetti at. ñu ngi ko waxee. amul mbindeefu Sénégal bu fi tekki dara muy sëriñ si ñenn ñi dañu mujj a nekk xalif général ci seeni tarixa du homme d'affaires du homme politique bien entendu ñu tekki daal ñoo xam ni doo leen recevoir juróom-ñetti at yooyu yëpp jaar nañ fa dama daan seetlu nii am na homme d'affaires yoo xam ni yàlla moo leen may xëy na jànguñu noonu waaye yàlla may leen ma seet si waan liñ may ñaan mooy man kat sama dëkk bi dama nekk nii dama fa def forage bëggoon xëcc ay tuyau mu dem si kër ya bëggoon nag jënd ay tuyau
bëggoon nga jéggal ma duma fay douane. exonération de douane xam nga kooku da nga ciy sawar. ndax kooku alalam jooju mënoon na ko jël comme ñenn ñi. dugal ko feneen. la mu jaaxaan di ko lekk. amoon na si ñoo xam ne ba léegi sama xarit lañu bu ñu fi nekkatul seen doom samay xarit lañu. du ma lim tur waaye politiciens yi boo si recevoir fukk juróom-ñeenti ñi yow ñépp bu ñu la waxul seen problème ak douane ñu wax problème ak impôt wala problème ak trésor wala problème ak banque. ay faveur la ñu ñaan. rek personnel kenn rek xëy na moo doon ñëw di wax mbiru mbooloo. mbiru seen dëkk wala mbiru kuréel kenn si fukk moo tax bëgguma woon politique fu nekk jaar nañ fa xam nga position ma nekkoon sama rakk ji xaw ma jarbaat la sax xaw ma rakk ki nekk ministre des finances. xamoo nu mu tudd. xam naa tur bi. waaye bëggoo tudd. du ma ko tudd. lu tax. waaye xam ngeen kan la ma ko waxee rek xam ngeen ko. waaw mais ci débat lay nekk dina rafet. da nga bu ma nee ki nekk ministre des finances. waaw fi ñu toll nii xam ngeen kan la. da ngaa bëgg def du ma ko wax loolu kat moom moo ñu jaaxal parce que ñi fi jaar ñëpp tudd nañ turam jaar nañ ci moom. man bokk ma ak ñi fi jaar ñëpp. xëy na peut-être débat bi ñu koy suivre. non à l'échelle internationale soxla nañ tamit. waaw mais bu ñu nee l'actuel ministre des finances c'est français. ku ko gëstu xam nga kan la. waaw mele ma rek. ba may commencé boobu maa ngi nekk ministère des finances. xam nga am na loo xam ne yàgguloo si. bu may mujjee nekk ministre des finances yore woon naa économie. finance plan commerce cellule des effectifs mooy recruter tous les fonctionnaires. tout à fait. dañ ko daan décider. moom moo nekkoon le plus grand ministère des ministres. fonction publique moom dañuy rek toppatoo kayit yi. ak normalisation yooyu yëpp yore woon naa ko te boobu temps amul premier ministre. te bokk ma woon benn parti politique. yaa may dégg. am na ay jeunes avocats de l'époque yu mu doon recevoir ñu ñëw xam naa ni bëgg ma rek sopp ma ne te dem nañu waxtaan seen biir ba def seen yooyu xewoon temps yooyu ñu daan wax les amis d'eux. les amis d'eux ñooñu ñu créé les amis de Moussa Touré ba defar seen carte ñëw ni ma ko jàpp nii buñ ma ko joxee ma sant leen gërëm leen bu baax a baax leen nag bàyyi nag te dëgg-dëgg man nekkuma ci am na de hauts responsables du parti socialiste yu ma daan seet si naa ma dugal si politique bi. man leen xam nga àddina ku nekk da ngay jéem a def la nga mun la nga jàng xam nga loo jàngul doo ko mën a tari. yéen da ngeen jàng politique yéen a ngay politique te nag yéen ak man mii ñëpp ki ñuy liggéeyal kenn la mooy président de la république nekkoon aussi ba vers la fin président ou secrétaire général du parti socialiste. ma ne ko da ngeen di politique bu baax man ma gérer bu baax. mais xam nga boo ne dañ jàng politique day mel ni métier booy jàng parce que métier la ñuy jàng. waaw mais xam nga maa ngi ko doon wax parce que li la ci dugal. gis nga mon cher frère maa ngi jógee Casamance dinaa fa juróom-ñetti fan amul gox bu ñu duggul pour sore. ak neexaayam si jamono ji. dinaa si ñëw ba ma may rek. fekkee ni intéressé leen naa leen wax si Casamance. tout à fait. dama ko wax ba ñu ma àndaloon sax dañu mujj presque daal ni mais kii day répété rek waaw si ñoom waaye ni ma koy waxal ñoom si ñoom du répété. dama neen am ñoo xam ni dañuy jàng électricien. ñuy jàng mécanicien. ñuy jàng informaticien. ñii di jàng politicien. ñëpp di. mu nekk métier. ku nekk sa métier. ñooñu boo leen seetloo xëy na maa leen mag tuuti waaye bañ si duggee ba léegi gëm naa ni mosu ñoo liggéey leneen loo xam ni bu dul politique moo ubbi bunt leen fa dugal. mooy métier xam nga boo ko tàmmee comme ñooñu seetloo ko am na ñoo xam ni régime bu ñëw ñu ànd ak yow. régime depuis Senghor ànd ak Senghor ànd ak Abdou Diouf ànd ak Abdoulaye Wade
ànd ak Macky et incha allah en 2019 bi ma falee ñëw ànd ak man. ah kon candidat nga 2019. 2019 bi ma falee. ñëw ànd ak man. dinañ dellu si ci loolu. dégg nga sëñ Badara defe naa ne suñu gan bi peut-être. am na loo xam ne li wax nga ko peut-être bu ñu génnee ci campagne yaa ngi ci mës a dellu si. parce que am nañu lu ñu dese au Sénégal muy modèle de référence. c'est-à-dire expérience yoo xam ne yii la tey. waaw bu ñu gisee nit ki fu mu jaar ak jaar-jaaram yëpp ñu war a mën a yeewu ne bon li jar na roy parce que li jëntu ñu xaar ni ñu koy waxee dañ koo liggéey. ma dagguma la. xam nga yàgg naa bitim réew. parce que ma jógee ministère des finances dama dem nekk ambassadeur Allemagne juróomi at yore fa juróom-ñaari réew ak ay organisme ba mu fa jógee nekk président de la commission de l'UEMOA juróom-ñetti at mu may fukki at ak ñett bi ma ñibbisee fii Sénégal dama jàngaat wolof. parce que tongalu yàgg déggoo. déedéet maa ngi làkk wolof waaye wolof ma fi fekk donc jànguma ko li nga wax léegi dama koy lijjanti mooy temps bu ñuy xewalee damay defar ba mu baax ak yu mel noonu le yooyu dama ko jàngaat donc le langage avait changé. Et les comportements avaient changé avec le langage. Profondément changé. Alors, ñu wax dëgg rek le Sénégal d'aujourd'hui est méconnaissable pour des gens comme moi. xamatuñu Sénégal bu ñu xamoon te xëy na nañ si dellu si. ñu fàttali ki ñu dalal tey moo di Moussa Touré ñu ñëwoon te léegi-léegi ci jaar-jaaram ci nekk ministre nekk ambassadeur nekkoon itam président commission ci UMOA mooy kuréel yi ëmb réew yi nekk ci Afrique sowu jant président nekk ci digg campagne électorale. tudd nga léegi Casamance ne dem nga foofu ak peut-être feneen tey jii nga waroon dem Mbour mais mujjoo dem Mbour. waaw parce que xam nga li xew fii Dakar sa Demba Diop. bi muy arrivé ñu ngi nekkoon diggante Marsassoum ak Bambali. Bambali boo leen ko xamul. nga jaar jiree ji buggul di bulu. nga xam nga foofu la waaye xëy na njëbeen bi. tànkam bëriwu fa. njëbeen bi xamu fa. Saalum Saalum la. Bambali moom la ñuy wax buggul di buru. mooy dëkku. suñu xale bi football Liverpool. Sadio Mané Sadio Mané waaw fa la dëkk. foofu ñëpp Mané lañu. Sadio Mané nijaayam Yankoba Mané. mooy suñu tête de liste pour le département de Sédhiou. donc diggante Marsassoum Bambali ak Sédhiou si la ñu yëgee mbir mi fekk guddi na. d'ailleurs moo tax boo ko seetloo si déclaration yi ñuy def seen naataango yële waa RTS ñu bare wax nañ si waaye ñun bu ñuy wax fekk na boobu équipe bu RTS bi àndoon ak ñun. nekkatul ak ñun waaye teewul fexe naa ba seen ñaari kii rajo mun naa koo wax. muy Sud ak RFM. gëj nañu mbir moomu am. di tàgge waajur ak mbokku xale yi faatu. di def naa ni juróom-ñett la woon maa ngi dégg temps yi ñu wax juróom-ñeent. bay fukk sax waaw ak ñi blessé. bu mu amee dama doon déglu rajo yi ci yoon wi ma dégg ñenn ñi naan ñii ñoo ko def ñee ko def ak ñee ko def ma ni li ñuy wax ci français duñu jëtte kenn anathème duñu incriminer kenn xam nga ñu war a incriminer ñun ñëpp Sénégal gépp ndaxte ñun ñëpp la loolu xew te loolu xew du benn xëy na dafa wuute waaye depuis 2000 depuis affaire accident bateau Joola bi nga xam ni bu ñu sosee gaal bateau ba léegi mooy naufrage bi am de plus de morts 2000 et quelque même boobu bi def film bi te mu célèbre xam ngeen bi may wax Titanic matul woon loolu te kooku ba léegi dafa nekk presque référence historique ñu si defar ay film ak yooyu boobu ba léegi nag te sax bëgg ma ñu ne rek ñii la mais am na lu ko jiitu xëy na ni nañ ko fàtte accident Le Sieur bi fi
de Sieur dans les années 80 90. tout à fait mooy Sonacos bi. waaw Sonacos bi donc at mu nekk am mbir moomu lu mel noonu am buñ ko waxee ñu nañu enquête ka ko def dañ ko kii mais problème bi du sax ka ko def ngeen sanctionné ko emprisonné ko surtout que yenn sax day fekk man aussi deeyaale comme bato bi. ka maanaam boobu aussi dee ñu ni moom la te kooku xam nañu du moom. du moom xam nañu mbir mi fu mu jógee. donc at mu nekk loolu la ñuy wax mais problème bi mooy ñun ñoo war a xoolaat suñu bopp ñun Sénégalais yi c'est-à-dire raxas suñu xol booy génne si mbedd mi fii di dem oto yiy daw ak nit ñiy dox si ngay xamee ni nit ñi seen jikko yi baaxul oto boo ko yoree di ko dawal day mel ni tali bi yow kenn rek yaa si nekk. nit ñi fi leen neex la ñuy gaare lu dëgg. leen neex la ñuy def koo ni biip mu saaga la mbedd yi koñ yi même chose. mais ak iñaan gi. est-ce que loolu aussi du ñàkk fexe ba nguur gi ku def lu dul yoon mu dal sa kaw. non bu dëggoo mel la ñun ñëpp la. waaw bu ma nee ñun ñëpp la mooy. nguur gi am na si wàll bu baax. waaw parce que man de yaakaaroon ni Abdoulaye Wade d'abord Macky Sall ensuite bi ñu ko élire si boobu domaine muy affaire sens civique mooy nit ñi ni ñuy def par rapport ak ñeneen ñi ni ñuy def si tali bi si mbedd yi ni ñuy def si lieu public yi mooy stade yeeg yooyu war nañ si gën ay matuwaay yu dëgër yu kii discipline sérieux digg seetlu ngeen leen bu fekkee da ngeen dawal oto Sénégalais yi si ëpp dawal oto xamuñu luy stop xam nga stop mooy da ngay taxaw. lu mu gàtt gàtt foog nga taxaw defaat première demaat. mais fii boo ko defee dañ lay saaga. ba daf may dal toujours ba moo taxawaay bi mu saaga ba klaxonné ma loolu mooy mbir mi c'est-à-dire ñu xoolaat suñu bopp et puis bàyyi aussi iñaan bi tey rek am naa si exemple yu bari xam nga su fekkee ni ñun dañuy politique. yenn saa yi loolu sorte de politique mun naa parce que dañ ko daan def avant ñu def politique jàppale ay jàkk si ay moquette wala bu ñuy liggéey may leen tuuti ciment. wala seen morgue yi xam nga morgue moom léegi fu mu am climatiseur split soo ko defalee kii au lieu muñ la man tamit bëgg naa daan la lu tax nga defal kii tey am naa boobu expérience lu tax nga defal kii da ngay farale kii te moom di laajul donc yooyu jikko yooyu la ñu war a changer ñu wax dëgg rek mais nag fotu nguur gi xam nga mooy lan man wax ma sax nguur mooy ku nekk njiit nguur gi parce que ñooy état en particulier le président de la république waaye am na yeneen i kuréel sëriñ si wax dëgg notable yi képp ku nekk kilifa porteur de voix en général. ñoo war a joxe exemple waaye su fekkee ni réew ña jiitu gënuñoo jub ñi ñu jiit kooku am na problème. day mel ni sawar bu tas. sawar bu tas bu metti loolu mooy affaire bi donc man loolu daal moo si am moo tax justement ñu dellu si li nga doon wax si ñu daal di fomm bëggoon nañ sax dem Mbour mais presque lu simple daal yóbbu ñaari oto wala yooyu du ñu def benn affiche dem parce que sunu waa Mbour yi xam nañu les 8 familles yi xale yi faatu. dem jaale ji. waaye dañ ni bu ñu ko sax dañuy xaar ba sa kanam parce que bu ñu ko defoon tey ji di naan dañuy politique rek. alors ñu dellu si biir campagne bi puisque nee nga Casamance nga jógee sànq maa ngi doon wax ne sax Boukul la Boulouf mais foofu Buujee la tudd. moom moo jógee Sédhiou jiire ji ba Marsassoum. Boulouf bi moo nekk boori département Tangori arrondissement Tangori alors dem nga Casamance. gis waa Casamance ak yeneen gox. tey message bi nga xam ne nit ñaa ngi la koy wax. est-ce que yaakaar nga ne assemblée nationale mën na ko saafara. xam nga am na d'abord lu ma seetlu mu jaaxal ma foofu ñu village yi ñu dem yu bare ay Paroumba mu nga nekk booru frontière Guinée-Bissau ak yenn village yi
même sax yóbbu fa ñaar wala ñaati oto yu baax sa da nga war a tey ndax la ñu nekk mais Casamance man croisé naa ay cortège ñi dañu bëgg a ñëw xettali nit ñi dañ leen yërëm mais soo aligné lu mat fanweeri oto te bu xawee waa Benno Bokk Yaakaar ngay wax déedéet ñoom rek du ñoom rek am na ñeneen ñu yor xaalis di ñoom si oto yi sax bu xawee timis ay lampe ci oto yi gyrophare du gyrophare dañuy ki def vert jaune rouge 30 alors ma ni est-ce que ñooñu ñu fekk foofu le wane fa loolu mën leen gëmloo ni ñoom ñu tax ñu jóg c'est-à-dire du ñu làkk français c'est presque indécent alors te yooyu ñu wane yépp boo ko seetloo bu leen déglee bi wax man maa jub man maa baax maa nekk ci dëgg te da ngay seetlu ni ñenn ñi barke démb lañ fi nekkoon ministre te man nekk naa ko lu yàgg surtout li ma baax li ma wére woon na nga ko mënee nekk ñaari at walla yu mel noonu di wane yenn yi te naan nag askan wi man dama weex tàll gàkkuma man daal loolu laa gis kii mais surtout tax mu gën maa frappé boo defee fii Dakar wala si banlieue bi sax mën naa xëy na jàll du dëgg. waaw mais bu fekkee ne yaa ngi ci kaw gi. yow nga ñëw benn oto. comme li góor bi doon wax fële. ca fañ demoon. ñoom est-ce que dinañ wóolu topp koo xam ne kii yorul dara. déedéet mun naa am xam nga lu tax xalaat bi rek jaar naa topp. mun naa am xam nga lu tax. d'abord day fekk xaaruloo ba élection di ñëw nga door leen a seeti. du dëgg. waaw day fekk yooyu ñuy jooytu. xëy na danañ si jàppale. xam nga li ma gën a frappé. da nga ko doon wax sànq fii seen collègue bi si avant ñu dugg fii. demoon nañ fa en janvier 2016. région de Kolda région de Sédhiou. dafa am lu ma fa jooytu woon mu jaaxal ma waaye lañ ma fa waxoon def naa ko bii yoon ma demaat ay village yu bare ñu wax ma la même chose xam nga lan la bu ñu ñëwee dañuy teg juróom-ñetti siis plastique yooyu la soo leen waxee ñu ni siis yi kat ñu ngi ko loué à 6 kilomètres def ko ci saret yeneen tax ñu loué ko tegal leen ko est-ce que mën nga ñu jàppale ci CS ñu ni la xaw ma ñoom del dañu bëgg a lekk xaw ma dañu bëgg nga may ñu marmite mooy mbana yooyu ngay dégg mais yow su fekkee ni tam nga dem ci ñoom xam seeni jàngoro yu mel noonu même boo ñëwoon sax war vélo dañ xam ni kii naxuñu dañ xam ni kii du wax sànni. waaw parce que loolu ñu lay wax noonu. parce que activité génératrice de revenu la xam nga comme mun nga louer ay charrette kii ay chaise. louer ay marmite ku xewle fokk mu soxla loolu. nga koy louer dina la indil dara. moom laa la wax c'est-à-dire xam nga village yooyu bu ñu la ñaanee loolu nga jox leen démb joxe nañu fële 20 chaises joxe nañu fële 30 chaises 30 chaises gaa xam nga. daa tuuti nag monsieur le ministre. ne tam nga yor ay milliards kay war ngaa mën a jënd ay chaises yu bëri nag. mais 20 xam nga 20 chaises 30 chaises nag. monsieur le ministre dégg li ma la wax ñoom boo ñëwee 6 7 chaises la ñuy loué. waaw nga jox leen ay 1000. boo leen joxee 20. allez village dafa bare nag. ah waaw village dafa bare. waaw ministre des finances daal ay at mais man waaye ministre nekk président IMOA. ma wax la benn. macha allah wax la benn affaire. góor denc nga waaye. wax la benn affaire. waaw wax nga rek. yow mii doo xale. waaw d'accord. est-ce que gis nga ku nekkoon ministre avant 2000. même premier ministre sama rakk ji naa ko tudd Mamadou Lamine Loum premier ministre ñu nekkoon kii da ngeen gis leen fii ci Dakar ci dëkk bi. ñuy wane yenn yi amul. ministre premier ministre xam nga Abdou Diouf ñu daan am comme salaire ba ma nekkee ministre des finances. 700 et quelques mille.
mais booba poti meew ñetti dërëm lay jar. waaw. waaw waaye nag. wuute nag fonds politique bu 8 milliards boo xam ni dañ la koy topp benn yoon boo demee ba mois de juillet ñu defalaatu ko muy 16 milliards wuute na. non xam nga man li may comparer comme ministre des finances nga woon. bu dee jamono jooju Alioune Badara peut-être xamu ko. poti meew sucré Nestlé sucré mu doon jaay ñetti dërëm. paquet de sucre yi jar fukk ak juróom boo amee salaire 700000 kay. li nga wax dëgg la waaye 700000. waaw ak lu mbir yi gën a seer mënul nekk 700000 ba 7 milliards loolu daal la bëgg a leeral. d'accord waaw. boobu d'accord nañu. d'accord nga si. d'accord ratio bi donc boo ko lenn. bu ñu nee juróom-ñaari siis yi dañ ko loué fee ñëw kii loolu leen sax la ñu ne bu ñu amoon ñaar fukki siis bu ñu amoon fanweeri siis nga defal leen ko gën leen mbana bu dee Kolda mbana yooyu ma jëndoon mu jar juróom-ñeenti junni ak kudd ci moir bu gudd bi. bu dee fee bi ñu jënd jaaw bi barkaati démb foofu ñu ngi koy defee juróomi junni 25000 mais c'est pas le montant comprendre ma bu baax. qui est important. C'est la proximité concrète. C'est le lien concret avec ces gens-là. C'est le fait de leur montrer qu'on se soucie de ce qu'ils sont. moo tax may la bu doon sax benn siis wuute nag mani la ñoo ñuy ñëw def convoi yu mel noonu le 30 véhicules am koo xam ne sonorisation bilaay camion bi ko yore mën na jël conteneur u 20 pieds wax ko rërërër dem sa ñoon fekkoon ni loolu ñuy wax yépp mu ngi si ñoom waxuma assemblée nationale bii waaye le régime en entier am na yu ma gis Casamance yu bare yoo xam ni fekkoon ni seeni problème yu metti yooyu nekkoon na préoccupation wu ñi décider bu demee noonu xam nga lu may na foofu le train express régional TER 45 kilomètres 450 quelques milliards Dakar Diamniadio c'est même pas Dakar Fouta c'est même pas Dakar Fatick 450 milliards ba pare mu nekk train boo xam ne dafay longer autoroute bi boobu luxe am autoroute am train bu koy longer sur 45 kilomètres même France dëkk yi am moyens yi bala ñu koy def dañ koy évaluer xam ni peut-être c'est pas prioritaire 450 et quelques milliards yooyu nga wax ñu koy jox Siemens mu dama jum sax Siemens allemand la français bi Alstom bu fi ko jëloon dugal ko si biir Casamance boobu kett mais la mu fay jur lu rëy lay nekk yow Casamance nga amul région Casamance boo jegee Ziguinchor ba Kolda am na ko ma ni waa fii ma jaaxal mooy béy yi dañu gàtt xar yi dañu gàtt nag yi dañu gàtt nit ñi dañu gàtt waaye seen mango ji dafay dem ba sa kaw n'est-ce pas waaw fu nekk anacardier fu nekk même màdd gii mais ma ni jigéen ñi Sénégal am na si bari ñu bëgg dañuy wax raani xam ngeen raani xam nga am na raani manque ak best of yooyu manque monsieur le ministre bu paree jaar ci commercial commercial ba lay xaar ci suuf xam nga yooyu fi ñu koy jël fu muy jógee Arabie Saoudite Corée du Sud amuñu benn tànku mango fii ñu am loolu lépp 450 milliards yëpp bu ñu fekkoon juróom def li ñuy wax partenariat public privé foofu la amee njëriñ pas si yi ñuy naxe nii ay autoroute ak yooyu la taxawale unité de transformation xam nga daanaka yooyu ni ñu koy defaree c'est du jus de mangue concentré yu ñuy importer ay kii rëy kii am càmm bi nekk fii fàttali naa tur bi te bi defoon ko dans les années 80 daan na defar jus de mangue mais dañ ko daan importer mu jóge Inde jus de mangue concentré mu jóge Inde mango ji yàqu fi donc dama ne yooyu lañ mën def valoriser affaire yi xam nga ay PSE kii dugg na fekk génn fii suñu
avenir du Sénégalais yi du foofu dans un pays boo xam ni genn wàllu doomu aadama yi nekk Sénégal 16 millions de Sénégalais presque la moitié 48% ñu ngi dund ci suuf li ñuy wax pauvreté. mais Alioune Badara ñu fàttali que dans le PSE am na li ñu tuddee la valorisation de l'économie de terroir. te loolu ci la bokk. waaw mais anamu. ah waaw non xam nga plan. c'est en cours jeexagul c'est un processus également. Est-ce que ça a commencé. ah est-ce que ça a commencé. mais les chantiers sortent de terre déjà. où sont les chantiers. dama Diamniadio. Diamniadio dama nga fa. ñu ngi ñuy wax les pôles territoires ma rek dama nga Diamniadio. ah ma daa fay dem tous les jours. dafa ndànk Diamniadio boo fa rombee da nga seetlu soo gisee benn wala ñaari ouvrier yuy liggéey ëpp ko benn. Deuxièmement Diamniadio l'idée d'ailleurs qui n'est même pas du régime là. C'est avant. Boo laajtee les spécialistes en matière d'urbanisme, en matière d'aménagement urbain, conception bi boo ko seetloo ay immeuble ñooy taxaloo nii à 10 mètres. 10 mètres mel ni amuñu espace. Il y a des erreurs fondamentales mais c'est même pas Diamniadio man damay wax ni PSE yooyu c'est des pétitions de principe ni ñu koy waxee. mais dans le concret et puis PSE bu fekkoon ni PSE noonu la mel mais am na projet yu bëri yu ñuy def fii nekkul ci PSE autoroute Ila Touba boobu ñuy wax nekkul ci PSE mun naa limal affaire PUDC nekkul ci PSE. donc ça veut dire que PSE dañ ko teg mu mel ni li ñuy wax Kaamil wala Bible c'est les catholiques mais c'est une juxtaposition de projet et de programme amuñu benn lien entre ñoom. kooku moom dama ko nafar. da nga dégg. di wax naa ko ba tey et puis bu ñu nax askan wi comment ça se fait que Côte d'Ivoire def PSE Gabon def PSE Togo def PSE ak xam nga yeneen réew Sénégal def PSE ça veut dire que yooyu presque ay fontukaay la. ndax nit ñi surtout que PSE boobule bu doon ay Sénégalais ñoo toog fii am nañu fi gaa ñu xarañ man j'en sais quelque chose. Sénégalais yu xarañ ñu ngi biir Sénégal ak bitim Sénégal bu ñu woowoon ñu gëstu loolu def ko sax man yi xëy na kii mais gaa ñu jóge fee sa àll ba xamuñu sax lu xew si réew mi fii PSE du dara. mais monsieur le ministre yow tey jii bu ñu doon laaj lu gën a motiver sa candidature ci joŋante yi c'est pour un peu changer les choses d'une manière générale wala 12e législature bi configuration bi mu am moom moo la neexul woon. c'est-à-dire man sax samay problème passé na trop affaire législature affaire député. parce que maa ngi dégg biig rek yu ma ñëwee ba commencé di noppalu sama ñenn ñi candidats yi di wax am na ñoo xam ni dañ dikk Sénégal yi àdduna bi yépp te xam nga ni àdduna bi yépp député bu ko diggee du yeet. parce que man loolu may jaaxal xam nga. dama ko dégg ba dama war te pourtant dañu ma dégg ñu koy wax de bu fekkoon ne sax candidat ñu xam ne mais ñoo xam ne dañu jàng xam nañu sax état xam nañu mbir ñi duma tudd tur loolu mu jaaxal ma mais problème bi xam nga lu ñuy wax problème mu global la. dañu am ay institution yi dañu war seen diggante ratax ku nekk def sa warugar ñu àndandoo comme ni nga koy waxee xàcceendoo dóorandoo assemblée nationale si la bokk mais nag fi mu nekk moo xew temps yi nekk moo tax waaye problème bu dëgg-dëgg du assemblée rek institution yépp la war nañu xoolaat présidence de la république parce que xam nga ma wax la leen munoo nekk président de la république suñu régime bii du régime parlementaire du régime présidentiel naa ni sax plus régime présidentiel la mais quand même am na président am na premier ministre du dëgg na nga comprendre premier ministre bi nga xam ni mooy war a faire marcher le pays avec son gouvernement mais ña nekk ministre d'État à la présidence ministre conseiller
conseiller spécial, conseiller particulier, chargé de mission, ambassadeur itinérant, etc. ñëpp présidence mais présidence dafa war nekk béréb boo xam ne dans la république danaan man day mbir lii am na yoon ñu laa bëgg ñu jaar fa premier ministre fexeel ñu jaar fii jeex na. waaye su fekkee ni ba yeggal rek ñooñu ñëpp dañu nekk présidence te nag xam nga bu ñu dee téeméer juróom-ñeent fukk ya amuñu fa sax bureau parce que xajuñu fa. waaw dafa mel ni dafa am ñaari gouvernement premier ministre ak gouvernement présidence li ngay wax nii. man déglu naa ci ay ministre di joytu naan seen liggéey bi ñu bëggoon liggéey mënul demee noonu parce que su ñu nekkee ministre ñu confié leen département waaye fële présidence am ñu fa laaxu ñu ni gaa ñoom ay conseillers lañu da leen confié boobu domaine. ñu nekk fa au lieu ñu travailler en complicité avec le ministre dañ koy contre xëy na gars pour remplacer ko wala xëy na su amee ay projet ñi indi bëgg a investir ñu wan leen ni am nañ doole ci mbir mi xëy na ñu am raasaatu ñu jël ko mais loolu vérité la man naa damay sànni xeer waaye xeer bu ma sànni xam naa fa mu jëm xam naa fu mu jógee te xam naa fu ma ko. c'est vrai que dañ lay reprocher ne yow vous n'êtes pas si tendre avec le régime actuel. je ne peux pas être tendre avec le régime. mais pourquoi parce que xamul tax. mais président Macky Sall sax moom naa ne moo gën a gàddu ci xeer. xaaral ma ñëw. waaw. mënu ma tànn dëgg régime parce que su fekkoon dama tànn rek ñoom ma def politique su fekkoon dama naroon def politique pour tànn rek ñoom matu ko parce que man wutuma poste ministre wutuma poste PCA. yow président nga bëgg a nekk. defal naa ma wax rek maa ngi ñëw. Macky Sall en tant que personne physique faite de chair et d'os du sama problème mun naa ni sax Macky Sall li ñu daje ñetti yoon la te ba jikk bu mu nekkee ministre bi kii amoon conseil des ministres seen domaine énergie la xam nga UEMOA sama commissaire bi doon yore kii bi moo ko présider man dama tukki woon di dellu si fekk mu pare salon d'honneur aéroport de Ouagadougou la ñu daje xam nga ko te xam ko sax c'est pas mon problème man xam nga kan moo ma intéressé le président de la République. l'institution. Ce qu'il faut comprendre xam nga dafa am samay xarit yu bare nan ma yow Moussa daal da nga ma jaaxal dañu jaaxal da nga dof ñii nga jaaxaan Genève ñii nga jaaxaan Paris ñii nga jaaxaan New York yéen sax ñu ngi fi yow ak ñi nga mel fi nga toll tout ça lu tax ngay dugg ci lii mais dañu comprendre mes chers amis lu dul man mais am na ay doom am na ay sët te bëgg naa bu ëllëgee ma fi jógee bu ñu màggee fekk fii réew moo xam ni mu ngi dox. waaw comme ma yeggal. waaw di nga wax sànq ay bi xam nga lan di jar 30 francs xam nga 35 francs. waaw ñun ba ñu nekkee xale di màgg ba bëgg démb ñun de suñu Sénégal neexoon na bu baax dañ ko fi fekk te def naa ni yàllaa ko tudd waaye dafa am si ñu ko jaarale mooy sunu waajur yi ak sunu maam yi lu dëgg mais ñun tamit c'est une mission sacrée war nañu doom yeeg sët yi ñu bàyyi leen Sénégal boo xam ne dafay taxaw. c'est pour cela que vous battez. c'est pour ça que je me bats sinon qu'est-ce que je cherche yow bu fekkoon ni attendez xëy na xamu leen président de la commission de l'UEMOA li mu tekki. waaw dafa mel ni moo yore koom-koomu sous région bi yëpp. waxuma sax loolu mais en fait d'honneur. oui. mais man fi ma toll nii jaaxaan palais jaaxaan hôtel fii ci jaaxalu ma xam naa ko. bi ma nekkee président de la commission su ma soxla avion damay téléphoner président EADEMA wala président du Niger mu envoyé ma avion benn bi doomam moo ko doon dawal amatul lu ma jaaxal si yooyu rek. comme ni nga ñuy wax dama def xëy na. les honneurs ne vous intéressent pas. non c'est pas mon problème. Alors moi je suis un garçon de la Médina. d'accord donc. ça c'est important boy town quoi. ça c'est important. waxtu bi daf ñu njatt complètement monsieur le président dañoo ñaan rek peut-être ci tënk ban message ngay envoyé ñi nga xam ne ñoom ñoo di électeur ëllëg parce que fi ñu toll nii. waroon nañu dugg ci carte électeurs yi ak yëpp mais waxtu bi peut-être daf ñu njatt complètement. élection yi ren jii
sa dëgg-dëgg jaxasoo na trop d'abord yaa ngi wax électeurs yi. bala ngay nekk électeur nga am carte d'électeur. ñu bari fi ñu toll gis guñu seen i carte. xam naa ne nag dama koy yaakaar bu ñu demee ba fan yii di ñëw ba mbir mi jegeñ nañ sàkk pexe. war nañu maa ngi koy waxee fii carte yi bu génnul walla carte yi joxewuñ ko ñu jël matuwaay pour ku am récépissé ak sa carte d'identité yii yàgg tey ba tey di valable nga mun see voté parce que récépissé bi nekk si carte d'identité yi bees yëpp mu ngi si kooku war nañ koo def parce que suñ ko deful ba buñ nee téeméer war nañoo voté ñaar fukk wala fanweer rek dem voté kooku day nekk catastrophe waxuma sax régime bii waaye ci Sénégal gépp lay nekk loo xam ne dafay ñaaw deuxièmement mooy li ma wax sànq rek candidat yi bare na waaye nag c'est la démocratie kenn mënu koo bañ. waaw war nañ koo seetaan nag quand même. defal naa ko rek ne foog ñu seetaan ko xam lu tax. bu fekkoon ne ñi fi nekk di politique ñii yore réew mi ñi ñëw remplacer leen dañu doxal na mu waree doxal na mu waree si parti politique yi parti duñ bare nii waaye xam nga parti politique yi amul benn démocratie man am na ma doon jàppale 2012 ñu ni coalition xam nga 45-50 par parti bi ñuy kii daay dafa neexoon ñëpp nekk xarit ñëpp nekk mbokk waaye ba ñu ne poste yaa ngi nii da ngay waaru ca nga commencé xooloo ak ñoom yow. ku ne wane sa jikko. ku ne wane sa jikko. sa vrai visage. mais léeg-léeg li nga amul moo tax itam nga xawoon a mer complètement président demul nga wax li nga amuloon ci poste yi moo taxoon nga mer. bëgg ma woon non ay xarit su ma waaw man wax naa ko léegi du ma politicien dama koy bañ a dégg. homme politique xëy na li nga ma limal fii yëpp. su ma jógoon tey dem nekkaat ministre des finances est-ce que loolu promotion la. dimbal defal liggéey sa réew. non defal naa rek mais d'accord mais day fekk nga ko liggéeyal nga xam ne da ngeen déggoo nga xam ni fu mu jëm ñu ne ko bokk gëm waaye su fekkee ni ki nga koy defal. yow da nga jëm nii moom mu jëm nii mais kooku defaral sa réew kooku defaral sa bopp la man ma yàggal rek. ba ñu élire dama koy wax ñëpp dégg ko président de la république bii. ba ñu defee réunion Benno Siggil Sénégal sama rak Alaaji Diouf na ko témoigne dama ñeen man bugguma ministre bugguma dara muy dëgg la ma d'accordoon sa njëlbeen bi te ma bañ ko par la suite mooy su fekkee ni président de la république bii ñu élire mu ngi doxal ni si man dama foog ni loolu moo war d'accord naa toog sama kër bugguma bureau bugguma salaire bugguma oto bugguma dara toog sama kër su amee dossier boo xam ni yaakaar na ni mën naa ko si jàppale mu jox ma ko ma liggéeyal ko ngir yàlla ngir Sénégal yaa may dégg dafa ndànk rek. waaw comme di tënkee foofu. yaa ma provoqué. provocation ci fin discussion. moo tax bëgg na cee génn mu tëggoo. bàyyi ko rek. d'accord naa yow mais léegi li ñu def mooy dañuy teg suñu baaraam foofu. ñu xaaral 2019. comme léegi candidat nga. waaw évalué boobu. xam nga tey man nguur wax ma si dara. ku ñu wax sànq yi booy temps laa Medina laa juddoo fa la màggee boo ma tëdd la woon fii guddi ma fanaan fii j'ai pas de problème. c'est ça. Maintenant président de la République c'est important parce que mooy la clé de voûte des institutions moom mooy yore suñu askan wi suñu ëllëg en tout cas li mu fi nekk nii moo ko yore man nekk naa ministre des finances xam nga li ma wax tooyle même sax maa nekk ministre des finances pendant 10 ans am na yu bëri ma daan def waaye boo nekkee si position yooyu nu ngaa def waaye def bi du yegg du mën a laal Sénégal gépp surtout que dañu naan suuf souvent mu buur day fiir boo xawee exagéré ñu sa ministre bi kat moom léegi mu nga xaw a kii attention dama say laaf donc yooyu yëpp premier ministre tout ça mën nañu def fii
waaye ki nga xam ne mooy mën a dogal Sénégal képp mu leer nañ ñëpp yëg ko mooy président de la République. tout à fait. maintenant su fekkee ni def na ko mu jël ay nit ñoo xam ni dañu mokkal xam liggéey mu dénk leen ko bu leen ko dénkee aussi du tee mu jël ñeneen ñu mokkal ñu leen di contrôler. assemblée waaye muy assemblée ba foofu suma jigéen bi nekk. IGE OFNAC. déedéet boofu nag beneen ba fee. conseil économique social environnemental. ak bu bees bi xam ni amul benn njëriñ. bi sama frère bi nekk. Ousmane Tanor Dieng. HCT la xaw ma. waaw amul benn njëriñ xam nga kooku mooy Sénat bi ñu bëggoon def rek ñëpp bañ ko. ñu daal di ko tourné xam nga yooyu mën laa bañ xam nga askan bi kenn mën koo fooy. boo nee da nga bëgg a def Sénat ñëpp jóg taxaw ne bëgguñu Sénat nga bàyyi ni dafa ni génn nga si. nga transféré problème nga jaaral si ginnaaw boo xoolee seen haut conseil bii ngay di wax. liste bi ñu defoon à l'époque suñu haut conseil bi seen liste yi ñu defoon. en 2012 ñi waroon dem Sénat yi ñëpp a ngi si biir. jërëjëf El Hadj Moussa Touré. jeex na kat. nañ leen continuer waaye. waaw amaana comme ni ma ko waxee rek dinañ defaat dox daje incha allah bu fekkee ne campagne passé na. ne télévision Dakar Actu. aussi taxawaayam mooy nekkal fi askan wi. ci lépp loo xam ne dafa itteel njëriñu réew mi. di la gërëm di la sant ci yombal bi mu yombal ndaje bi. di gërëm techniciens yi ci yeneen wàll bi ci caméraman yeeg régisseurs yeeg preneur de son yëpp parce que ñoom ñoo ci jàpp yu fi mel nii incha allah leen dox daje ci kanam ak yeneen émission leen gërëm leen sant.